biir màggal gi am na ci yoo xam ne commencé nañ ko am na ci yoo xam ne ñu ngi ci am na ci yoo xam ne ñu ngi ci suñu kanam loolu lépp nañu da ko def ci ndigalul kii di nga xam ne moo di xalifa général des mourides di Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké ñaan na ko suñu borom yàggal te yokk ak wërëm ak kii nga xam ne moo di président comité d'organisation bi di Serigne Bassirou Moussa Khadir ak ki nga xamante ne bii moo di coordonnateur bi moo di Serigne Ousmane Mbacké day mel ni fii tey commission yi fi teew moo di commission de culture et communication ndax loolu ñoom la gën a soxal ci biir loolu Serigne Mor mais teewal na fi nga xam ne moo di Rawdu Rayaahiin nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu culture ñoom lañu ko dénk Serigne Modou Mbacké lépp lu jëm ci presse bi hébergement bi ak restauration bi ci loxoom lañ ko teg ak Serigne Modou bi nga xam ne aussi moom itam yor na ci banqaas bu rëy boo xam ne dinañ jël si waat léegi ci ak coppite ci am. beneen commission bi moo di commission relation extérieure di Serigne Cheikhouna Mbacké ndax ren innovation bi ci gën a am moo di ne commission yi duggante bi dafa yokk ba li ñuy def dañ koy def en intégration nga xam ne commission bu ci nekk la cay cërëm bi ci wàllam dañ ko yëkkati jox ko muy doxal loolu moo tax ba collecte international bi ñu organisé lépp loo xam ne jëm na ci gan yi nga xam ne dañuy jóge bitim réew loolu volet boobu moom moo ko yor moo ko géré te loolu aussi di volet bu am importance ci màggal Touba ndax kenn ku ne xam na ne màggal gi léegi dafa am dimension mondiale fu ne la àdduna si di jóge lu nit di jóge di màggal si kon aussi loolu lu am lu rëy la loo xamante ni moom aussi dina ci dellu si bu dee li nga xam ne moo jëm ci programme bi loolu am na ci loo xamante ne bi kenn ku ne gis na li nga xamante ne bii noonu la amee solo ndax bu ñu fàtte ne li nga xamante ne bii mooy li sëriñ bi jiital ci lépp moo di jàmm yàlla bernde waaye jàmm yàlla bi moo li ji te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a soxla sëriñ Touba mu di jàngum alxuraan ak jàngum xasida bi ñu def ko ci jiital ki nga xamante ne bii moo di sëriñ Mountakha Mbacké ak ki nga xamante ne bii moo di sëriñ Amsatou moom sëriñ Chouaïb bu loolu moom lañ def ci le premier safar léegi aussi ñu bari gis nañu li nga xam ne mooy xew nga xam ne bu safar jotee rek daanaka fépp foo xamante ne bi ay daayira ña nga fa dañuy dajaloo di ko màggal ren loolu dañ ko gën a structuré dañ ko gën a kuréel ba nga xamante ne bi tey ji boo demee Ndakaaru loolu mooy activité ba nga xam ne moom lañ koy def mboolem li nga xamante ne bii mooy quartier yi nekk ci biir Dakar fenn fu nekk daayira ñu ngi organiser seen bis safar bu ñu demee nag ba ci le 29 octobre dimanche incha allah ñun ñëpp danañu daje fi nga xamante ni moo di Massalikul Jinaan ngir def fa conférence bu rëy boo xamante ni mbooleem daayira yi nekk Ndakaaru lañ fay dajale ngir tëjee ko bis yooyu kon loolu foog naa ne lu am solo la loolu aussi ñu koy def ci foofu ngeen Ndakaaru nga xam ne moo di Serigne Mbacké Faye nga xam ne moom moo fi représentant khalife général des mourides loolu moom moo koy saytu beneen activité bi nga xam ne naa ci taxaw tuuti mooy lu jëm ci wàllu caravane bi bu ngeen fàttalikoo wala même ngeen dellu ci archives yi caravane bi dañ ko tàmm juróomi at nag suñu borom dimbali nañu ba man na foog naa fu bare ci réew mi dem nañu fa moo tax aussi caravane bi dañ koy dakkal caravane bi amatut léegi nag dañoo taxawal leneen loo xamante ne bii moom moo koy wutu ñu tudde ko sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba ci tànki Serigne Touba ala achari Cheikh loolu moom moo koy am na aussi changement ci contenu bi ndax léegi li nga xamante ne bii moo gën a soxal ñoom bu ñu jóg ba tey Serigne Modou Mbacké bi moo ko jiite su ñoom suba lañ koy tàmbali léegi li leen gën a soxal mooy gëstu bi ak itam fépp foo xam ne dem nañ fa la nga xam ne mooy jeexitu Serigne Touba ba fa nekk loolee ci la ñuy gën a def jiite nga xam ne kon day mel ne gëstu bi ak xam-xam bi fi ñu doon ni moom lañ jiital ci même mobilisation bi ndax loolu day mel ne suñu borom dimbali nañu ba lañ ci bëggoon am nañ ko ca kon nag léegi itam def nañ ko juróomi at loolu dañ koy bàyyi jël nag beneen jógin boo xamante ne bii loolu aussi foog naa yéen bari na ci ay spécialistes en communication xam nañu loolu mbir boo ko defee ab diir dina baax aussi nga yeesal ko indi leen loo xamante ne bii la nga doon def da ngay jàngate loolee lan moo ki nekkoon ay gàllankoor lan moo ci baaxoon luñ ci war a yokk luñ ci war a wàññi su ko defee nga indiwaat leneen loo xamante ne bii kat foog naa dina ko mën a wuutu te lépp avancement lay nekk loolu moo tax foog naa ne ñu defee ko noonu ren bi lañ koy tàmbali moom itam incha allah dinañ ko def
ay at yu bari fépp koo xamante ni Serigne Touba demoon na fa ci biir réew mi ak ci bitim réew fépp koo xam ne am na jeexitu Serigne bi ak képp koo xam ne seqoon na ak Serigne bi dara dinañu fa dem saytu loola gëstu ko dajale ko ànd ak yéen journalistes yi nga xam ne ñoo ne ko daa àndal su ko defee aussi yéen loolu day nekk ay documentaire yu am solo ci yéen nga xamante ne bii foog naa loolu mooy ëpp folklore bi mooy ëpp aussi nit ñi nga xamante ne bii loolu moom liñ ci bëggoon am nañ ko ci kon ñu ci sant yàlla di ci sant aussi ki nga xamante ni moo di sëriñ bi boo xamante ne bii aussi leneen li nga xam ne nag mooy li ëpp solo mooy colloque bi nga xam ne jëm nañ ci muy 3e colloque international sur le soufisme ren ñu ngi koy def le 6 novembre dëppook 16 safar buñ ci yàlla yóbbu ak jàmm colloque bi ren thème bi mi ngi nekk soufisme et développement kenn ku ne xam na ne defoon nañ fi colloque boo xam ne thème ba foog naa mi ngi nekkoon soufisme face à la crise loolu mooy ko premier colloque bi ñu ngi ko defoon en 2011 2014 ñu defoon 2e colloque moom itam thème bi mi ngi nekkoon le rôle du soufisme dans la oumma islamique ren bi dikkaat 3e colloque 3 ans après moom itam di nar a wax ci soufisme ak développement loolu aussi peut-être li may fàttali moom ne dañ ne woon ñetti at yu nekk dinañu def colloque international sur le soufisme invité ci ay gan yu bare bare yu jóge bitim réew yoo xam ne ay kilifa diine la ñuy doon wala ay kilifa aada wala ay borom xam-xam dajal leen ñu waxtaan ci thème bool leen ak kàngam yi nga xamante ne bi ñoo nekk fii ci Touba ak kàngam yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi te xañ na du ñu sax bokkuñu tarax ak ñoom ñëpp nga dajal leen ñu toog waxtaan ngir jëm ca tënkee dara kon ren colloque boobu ñu ngi koy def le 6 novembre buñ ci yàlla yóbbu thème bi aussi dafa nekk thème bu am solo ndax bu ñu waxee soufisme ak développement kenn ku ne xam na ne àdduna si koom-koom bi dafa gën a yokk développement bi dafa gën a yokk wante aussi ci geneen fànn day mel ne li nga xamante ne bii moo di nit ñi nga xam ne dañuy ñàkk mooy nit nga xam ne dañoo sonn dañuy gën a bari nga xam ne kon day mel ne li nga xam ne moo dox ci diggante ñi am ak ñu néewle waxtu nekk rek day yokk kon am na jafe-jafe boo xam ne moo nekk loolu ana lan moo ko indi moo di ne kat ñi nga xamante ne bii tey ñoom ñoo ëpp doole ci àdduna si xañ na suñu borom mayu leen chance ñu nekk ay jullit bay dox doxinu l'islam moo tax kon ñu ne loolu am na lu rëy loo xamante ne bii soufisme indi na ko ci l'islam indi na ko ci sëriñ bu mag bi indi na ko ci kon nag ñun loolu yi mooy li nga xam ne mooy li ñu gën a bëgg wane mooy jël ay valeur dugal ko ci wàllu koom-koom jël éthique dugal ko ci wàllu koom-koom nga xam ne kat léegi duutuñu rek topp duutuñu rek topp man-man day nekk am boo xam ne day ànd ak jikkoy lislaam am boo xam ne day ànd ak yërmaane am boo xam ne day ànd ak séddoo am boo xam ne sax la koy lal moo di nit jóg xidmawu liggéey ngir jëm yàlla te du ci seen genn pay bu dul pay ak suñu borom kon loolu yi moom la ñu bëgg a indi ñu am ci ñetti objectif ba ci jiitu moo di ne dajale borom xam-xam yi nekk fii ak ki nekk ci bitim réew ñu bokk toog waxtaan ngir génne dara ñaareel bi moo di aussi ñu indi génne li nga xamante mooy njàngaleem Serigne Touba ci fànn googu te loolu aussi li ki Serigne bi def foog naa ñoo ko def bariwul kenn ku ne xam ne ci yéen ne Serigne bi bu li mu daan wooyee liggéey mooy sàkk lu lew kon baat boobu rek am na lu muy signifié kon mooy la nga xam ne léwul lu mu bari soxalu Serigne bi te loolu tey moo indi jafe-jafe ci àdduna kon nag njàngale moomu li nga xamante ne bii su ma nee njàngale mooy li nga xam ne bind nañ ko tënk ko ci ay téere ak li nga xam ne aussi communauté mouride jëf na ko ndax jëf nañ ci jëf ji am solo ndax tey sur le plan économique kenn ku ne gis na doole ji nga xamante ne bii ñi nga xam ne ñooy taalibe yi am nañ ko kon loolu yi moom la ñu bëgg a génne wane ko beneen bi nag moo di ne naka lañ mën a def bu sukkandiku ci loolu nga xam ne moom la Serigne Touba bi indi ba nag mën a suqali suñu réew ba mën a suqali la umma islamique ba mën a suqali adduna si kon ñetti objectif yooyu mooy yi nga xam ne moom lañ am ci colloque bi ñu di ci jëm le 6 buñ ci yàlla yóbboo mu ndaje mu am solo moo xam ne ay borom xam-xam yu mag dinañ jóge ci réew yu baree bari teew si ko dina après sëñ moo dina si thème yi du ma ci dugg loolu lañ koy bàyyee donc may ay borom xam-xam yu rëy la ñu nekk ci université yi nga xam ne ñoo gën a mag ci adduna si ñoo fi dikk fii ci biir Touba te ren aussi beneen innovation bi ci am moo di dañoo lëkkale colloque bi ak màggal gi loolu li mu ñu may moo di gan ñooñu bu ñu dikkee danañu mën a fekk wàllu màggal gi loolu suñu Cheikh naa dina ko développé donc loolu aussi nekk loo xam ne aussi lu bees la loo xam ne lu
am njariñ lay doon kon colloque boobu mooy li nga xamante ne bii ñu ngi koy xaar ci fànn googu. am na aussi étude boo xam ne defoon nañ ko xam nga 2011 am na benn étude bu ñu defoon ci impactu màggal gi ban njeexit la am ci wàllu diine ji ban njeexit la am ci wàllu dundinu nit ñi muy société bi ban njeexit la am ci wàllu koom-koom réew mi ñu toog juróomi at yeesalaat étude boobu nag 2015 lañ ko commencé woon ñaari at yëpp bi yoon lañ ko dénkoon waa université Bambey ñoom ñu ngi doon liggéey nañ ci liggéey bu am solo rapport bi noppi na lépp pare na boobu aussi fas yéene présenté ci biir màggal jël benn bés boo xam ne dañ ko def en direct à la télévision invité leen yéen mboolem journalistes yi ngeen ñëw teew ñu présenté étude bi ba Sénégal gépp gis ko ndax c'est une étude scientifique loo xamante ne bii lu am solo la te loolu la mu génne mboolem loo xam ne dana jóge ci màggal gi di dem ci mooy li ñuy wax impact direct impact indirect effet indi loolu lépp la ñu modéliser génne ko ñu dem ba gis ne màggal kat dana li muy génne tuuti moo ko manqué 250 milliards 249 milliards 800 et quelques millions la donc loolu aussi dinañ ci dikk. am nañ ci borom xam-xam yi yoo xam ni ñi ngi jógee Misr al Arabi yi am nañ docteur Cheikh Amar Abdul Jalil kooku Misr la jóge Égypte dana wax dawru suufiya fi imarat al ard rôle bi nga xam ne suuf mi am na ko ci dundal suuf si. am nañ docteur Abdul Fattah bun Salih bun Mohammad bun Qidis al Yafi'i kooku Yaman la jóge docteur la bu bari xam-xam Yaman la jóge kooku dafay wax ci soufisme ak développement thème boobu moom lay traité. am nañ docteur Oustaz Ashat Sahmarani kooku Liban la jóge moom danañu wax tasawuf fi ma'rakati tanmiyat imkan almadi borom xam-xam la boo xam ne docteur bu ràññiku la bu am xam-xam fas na yéene teew ci colloque bi incha allah. am nañ docteur ay Warham Maroc lay jógee kooku dana wax ci thème bu ñuy wax kasbul xalaal wa alaqatuhu bi tanmi al basariya fi fikri al muridi yi moom it borom xam-xam la boo xam ni dana ñëw ànd ak bokk ci colloque bi. ak docteur Cheikh Gueye kooku ñëpp xam nañ ko ñu bari xam nañ ko Sénégal la dëkk. am na ñuy wax docteur Abdoulaye Lam moom it Sénégal la jógee su ko fi ñooy ñi nga xam ni danañ fi def ay communication su ko defee day am ay discussion ndax ni ko sëñ Cheikh waxe gan yu bari ñooy jógee fu ne ci àdduna bi ngir teewee màggal gi ren nag solo si dafa lënkaliku ak colloque bi nga xam ni gan ñu baree bari incha allah danañ ko fekk ñi nga xam ne jàpp nañ ni danañ participer ci colloque bi danañ mat 150 participants nga xam ni ci réew mi la ñuy jógee di boroomi xam-xam ñeneen ñi di ay étudiants ñeneen ñi di ay chercheurs ñi di ay sëriñ ngir ñëpp bokk jàngat thème bi li nga xam ni moom lañ ci mën a jëriñoo ni ma ko waxee woon léegi ndax tasawuf waxtu wu nekk rek lu ci nekk am na ci solution gëm nañ ko ndax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ñi nga xam ne ay njàngaleem lañ topp leen lu ci nekk rek andi na ci solution. kon su kilifa yi tànnee tasawuf di ci génnee ni ñuy régler problème yi defe naa dara ëpp ko solo kon loolu mooy continuer yi nga xam ne incha allah fas nañ ko yéen a développé ci colloque bi mu war a nekk le 16 ni ko sëñ bi waxee war a am ay jataay yoo xam ne ci suba gi lay doon buñ xëyee ak ci ngoon gi buñ xëyee dañu amal ñetti jataay yoo xam ni dafay ànd ak cérémonie d'ouverture bi ñu teg ñetti jataay ak discussion yi muy àndal pause ngoon bi ñu ñëw àggalewaat yeneen ñetti jataay yoo xam ne bu ci nekk borom xam-xam moo koy traité ànd ak discussion yo mu war a àndal su ko defee résolution bi la cay génn nag ba yan alxitaami bi incha allah danañ koy tëj ci buñ ne tey la màggal gi tey ci kër Sëriñ Tuubaa ci natoo bi ñu fay amal ci suba gi fa la ñuy liiree ba yan alxitaami bi incha allah loolu mooy ren xam naa ne dinañ am donc lu mat lóopu ñaar fukki réew yoo xamante ne ñi ci gën a ràññeeku dina ci am ñu jógee Soudan dina ci am ñu jógee Turquie dina ci am ñu jógee fi nga xam ne mooy Yémen dina am itam koo xamante ne bii ñu ngi xaar confirmation mais defe naa ne dañ ko mën a confirmer mooy ku bokk ci les Rohingyas maanaam ñi julli dëkk Birmanie moom itam ñu ngi def pour ñoo mën a teew ñoom itam pour mën a waxtaan seen i jafe-jafe àddina bi dégg ko léegi ci kaw loolu comme ni ko sëñ Cheikh Abdou waxee
naka jekk kenn ku ne gis na ne su màggal gi mosaan jub dañ daan def colloque ba noppi teewut ñu invité waat ay nit moo tax biñ xalaatee ne kon léegi ren dëgg la liggéey bi dina gën a metti waaye nag boo seetee ñaari liggéey lan doon ren ñu boole ko def ko benn nga xamante bu gan ñëwee léegi dañu toog fekk màggal gi ñaareel ba tam ñu defee ko Touba loolu tam muy lu ci bees loo xamante ne bii ñëpp ànd nañ di ci liggéey yàgg nañ cee liggéey ba seet nañ ci borom xam-xam yi gën a ràññiku ci àddina bi nga xam ne ay kilifa lañ ñu xam leen ñu ñëw fii pour gën a jox valeur gën a maanaam dëggal gëstu yu am solo yi nga xamante bi dinañ ko fi def pour tasaare ko ci àddina bi pour ñu mën de continuer xalaat li nga xamante ne bii ndax kenn ku ne réerewul ne boo gisee soufisme njëriñ li mu am liggéey bi Sëñ Tuubaa liggéey ak borom xam-xam yi yëpp ñi nga xamante bi ci àddina bi loolu lu ñu war a firndeel la lu ñu war di gëstu la lu ñu war di wone la ndax defe naa ne yii bu doon bari ñëpp di ko def kon bari na ay problème yu am ci àddina bi tey yoo xamante ne bii kon dinañ ci mucc duñ ne du fi am mais xam naa ne kon dinañ ci mucc wala dina gën a woyof ci kaw loolu nag mooy liggéey bi nga xamante bi moom la kilifay sant Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na fi yàgg te wér jaarale ko ci sëñ Bass ak Cheikh Abdou mi nga xamante bi moom moo yor communication mu ànd ak bànqaas yi yëpp ndax benn mënu cee dem wàcc sa morom kenn ku ne xam na ne ni mu liggéey ak culture ñëpp ñu di ko liggéey bu dégg bëccëg ñu ngi réunion di coordonné ñi leen di daleel itam muy yeneen commission yi kenn desul gannaaw ndaxte boo jëlee gan ñi andi leen itam faaw nga teg leen ci conditions yi baax faaw nga teg leen ci condition aussi scientifique yu wér yoo xamante ne bi ay nit ñu reconnaître lañ nit ñu xam lañ moo tax nag ñu boole ay ñi ci ëpp nag bitim réew la ñu jóge ndax ñaar képp ñoo jóge Sénégal ci ñi nga xam ne ñooy présenté ay papier mais teewul ñooñu ñëw itam jóge bitim réew ñeent ñoo ci présenté mais nag ñëpp dinañ ci bokk ndax normalement lu ëpp fanweeri nit dinañ jóge bitim réew ñëw te ñëpp confirmé nañ ñu ci formalité yi incha allah dinañ leen jëli teeru leen dalal leen ba nga xamante ne bii lépp liñ ci bëgg léegi dañ ko ci am ñu gën a soññaat rek kon mboolem commission yi nga xamante ne bii ñoo impliqué wu ci liggéey bi ñu gën a taxaw gën a takku gën a coordonné te comme ni ko si Cheikh du waxee ba lu ñu def ren bu déwénee ñu weesu ko jëm ci lu gën a baax ndaxte kat ñun bari na lu bari loo xamante ne bii fii Sénégal nit ñi ñu ngi koy xool ci àddina bi yëpp sax di roy ci ñun ñu itam ñuy jël expérience yi ñu am ci àddina bi kon di ko boole kon defe naa ne man loolu laa ci amoon lu may wax. ñu tase nag tey ci bànqaas bi ñuy wax communication bi nga xam ne comité d'organisation moo ko jur ñu organiser ko ngir wax ak leeral ci àdduna bi li ñu jëm ci màggal gi ak liñ ci weesoo lam jur ak liñ jublu lam bëgg mu jur ko te lépp jóge ci ndigalu Cheikh Khadim di ko sëñ Abdou waxe sànq dégg ngeen ko ñu ay xalaat yu rafet yu baax yu wér yoo xam ne jëriñ na àdduna yépp ak mu jot ñu génne benn thème boo xam ne dana yitteel jamono ci waxtu woowu ñu wut ay borom xam-xam ñu waxtaan ci loolu xëy na dama ko jiital rek waaye man jombut taxumaa jóg waaye kuy wax ci communication daanaka màggal bu ñu koy wax mën nañu wax ne communication la ndax woote la te woote boobu Serigne Touba ci boppam moo ko njëkk waxal boppam mu waxoon ne boroomam moo ko digal ne ko génnal wax ba ñëpp dégg la nga ne leen man mii di Ahmadou Mbacké suñ borom nee na naa leen xamal ne maay wéeruwaay bi nga xam ne ku wéeru ci man doo daal maay rawakaay bi itam nag daan ne képp ku bëgg yiwu àllaaxira ak àdduna nag ñëwal suñ borom bool na ma ak yow loolu xam nga communication moo ko wax na ko wax ko te ku ne xam ne rek bu njëkk da ngay taxaw wax rek ñëpp dégg loolu léegi nag fokk adduna bi ginnaaw ni jamono doxee dem nañ ba mu nekk sax benn ëtt waaye ci yi rek lay mën a jaare muy communication mais dafay laaj nag xeriñ ci ñu ko yor ak ni ñu koy doxale moo tax bi ñu tàmbalee liggéey bi 2007 mën naa wax
booba xëy na li fa tase woon lépp ci ay journaliste matul ba ëppul woon téeméeri ni léegi ñuy dem ba mu romb 1000 kon loolu jombut moom mi nga xam ne moom la yàlla teg loxoom liggéey boobu ci loxoom góorgóorloom ak xereñam jombut moo yóbbu yëf yi ba ku ñëwoon da nga sawar a ñëwaat ci journaliste yi ci fànn yëpp nag ci fànn lu leen yombalal seen liggéey ci fànn lu ñu leen di héberger ak yëtee itam loolu itam nit ñu ko sëñ bi sante moo tax at mu jot dañ ci jéem a góor suñ kam lay kàttan ndax moom wax na ko sànq ci njëlbeen waxam ne màggal gi ñaan la jàmm yàlla la bernde la bernde boobu nag ginnaaw sëriñ bi dafa woote bernde moom lu mbooloo mi gën a bari xolom gën a seet moo tax journaliste yi tàmbalee ci 100 ba ci 1000 nangam taxagut comité bi yëpp xanaa gën a sant yàlla ndax moom lim soxla mooy nit ñi ñëw ba mu teral leen nit ñi ñëw ba mu teral leen xàmmewut journaliste ak ku du journaliste waaye journaliste nag bu ñu ñëwee ñu bokk ak ñoom màggal gi muy affaire communication ñuy war di déggoog ñoom di wax ak ñoom di ànd ak ñoom di nos ak nocci moo tax ñooñu suñ ñëwee luñ ci man ci wutal leen ay barab yoo xam ne du sori noonu dëkk bi nam war a mel lépp mu mel ko ca lii mën a yombal seen liggéey ci espace presse yeeg yamiy laaj ci machine yeeg yëpp ñu di ko ànd ak Sonatel di ko def ba fi mu nekk nii mën naa wax ne daanaka depuis 3 mois ñu ngi ciy liggéey ndax ku ne xam ne ne fii Touba toll léegi am fi kër ñun giñ yéene jox ko journaliste yi te mooy lan mooy kër goo xam ne dafay doon kër gu taaru waaye day doon kër gu yaatu boo xam lu mu néew ne dana mën def 100 personnes nga am ci nangami kër waaye itam dafay doon fu jege dëkk bi jege jumaa ji ku ne xam ne loolu yomb moo tax dañ ci sonn loolu dem ci suñ kéemtalaay kattan xam nañ nit il faut fi ñuy nekk ndox bu ko manqué dana metti waaye ku ne xam ne màggalu Tuuba pour mu matali noo ko du yomb moo tax comité bi dana ci daj lu nekk pour fu ñu dalal gan ñu jéem faa yóbbu ay réservoir d'eau yóbbu fa pompe di leen topp ak seetlu ndox saa bu ndox manqué ñu andi leen ndox yooyu yëpp duñ ko tudd coono ndax ndigal la lu ñu sëñ bi jox suñ diggante ak yéen loolu moo wax ne jafe googu mu jafe moo tax 3 mois yëpp ñu ngi ciy dox fii ma toog nii sànq Amadou Niang mi ñu ngi ciy waxtaan fii rek Amadou Bamba Sall jox na ma léegi benn kër bu ma jàpp doon pour ma jël ko alhamdulilah rabbil alamin liñ ci am ci ay site fi mu nekk nii mën na 11 amagu nañu 11 sites yoo xam ne bu ci nekk fexe ba génnul corniche bi soriwul jumaa ji loolu ci baaxoo sëriñ bi yàlla dimbal nañu ba def nañ loolu te incha allah fas nañ yéene itam mboolem lu ngeen fa war a fekk pour lu yombal seen liggéey den ko fekk incha allah ci matériel bu loolu jàllee itam la cay desaat muy li nga xam ne mooy bégloo ndaw ko ndaa yi muy lekk ak naan daañ fas yéene ba ku ci nekk ci ndaw ko ndaa bu ci nekk bala fay jóge dana sali incha allah loolu daal mooy lu ñu sëñ bi sant fas yéene itam nag def suñ kéem lay kattan di wëlbati ko waat nag di sant ñu ko seqal muy sëñ ko sant koo xam ne du sant ko sant kese parce que dañ koo xam yàgg ak moom di liggéey ak moom lu ma 10 ans ci xereñam ci courage am ci nangoo dégloom techniquement ngi yéeg ngeen xam ko comme ni mu xamee loolu su fekkee def na ko bañ toog bu ngeen toogee man ni ma ko xamee ngeen ko xamee mais ma seede ko pour seede boobu itam du jur ci moom lu dul soññaat ko ne ko fi nga teg si tànk foofu la parce que vraiment ni mu xamee liggéey bi wax naa ko maag moom yàlla ni nga xamee liggéey bi ak ni nga ci amee yitte ak fulla ak fayda daal yàlla na ci yàlla may ndam